jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Walfadjri kaddu di bàyyi ko fii ci Derklé ci diwaanu Ndakaaru mbokk yi bisimilah ñu dikk ak yéen ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi ci ngoon li ci gën a fës bokk na ci rek réewum Sénégal gi mekku nañ ne daal amul kenn koo xam ne gis nañ ko mu yor doomi jàngoro ji di Ebola. moom jëwriñ ji di Eva Marie Coll Seck moo ko xamle gannaaw bu muy dajeek taskatu xibaar yi di waxaale rek frontières yi nga xam ne tëj nañ ko diggante Sénégal ak réew yi nga xam ne am na ñu fa yore doomu jàngoro ji ni mel la lu waaju nag ci foofule ca diwaanu Sédhiou di Karantamba gannaaw rek ba nga xamante ni cour d'appel àtte na nag maire ba nga xam ne moom lañ fa teg daal am na ñeneen ñoo xam ne ñoo njëkkoon a falu ñoom lànk nañ ne boobu le dëgg ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg kii di Maïssa Diouf moom itam di ab coordinateur ndaw APR yi nekk ca département bu Thiès moom mooy sàkku ci Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade ñu bañ a xam bu taal bi te ñu rek ñu leeral faatu ki nga xam ne moo di Balla Gaye ak Khadim Bousso mbokk yi le ponk buñ ko faram-fàccee ba noppi xibaar yi day daal di buur ñu ñaanal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dikk ak yéen ci yàttal gi ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi ci ngoon dañu koy tàmbalee ak lu soxal doomu jàngoro ji di Ebola amul benn rek kuñ ci gis ku ko yor fii ci réewum Sénégal xandaalu fi sax muy kaddu yi Eva Marie Coll Seck moom jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ndaje la doon amal ak taskatu xibaar yi di leen xamal ne frontières yi nga xam ne daal moo dox diggante Sénégal ak dëkk yi ko amee dañu koy tëj ndax faaw ñu jël suñu matuwaay ba mu mat sëkk ñu teewlu ko moom Eva Marie Coll Seck jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci li ñu wax mën a wax nag mooy musuñu am ba léegi koo xam ne testé nañ ko deret bi dellu si te ñu ne am na virusu Ebola loolu amul ci Sénégal li ñuy def itam mooy gën a seet suñu digganteeg dëkk yi nga xam ni feebar ba dafa am comme Guinée comme Libéria comme Sierra Leone Guinée nag moom dañoo am soo dawalee dugg sa oto yegg Guinée dafa am ay frontières yu fi ne ci fan yi dañu demaat seet ndax feebar bi itam li ñu ci gis mooy ne mu ngay law ci dëkk yi nga xam ne dafa am kon ñu war a gën a dëgëral suñu taxawaay ci naka la ñuy fexe ba nga xam ne feebar bi du dugg ci biir Sénégal loolu moo tax ñu tëj frontière bi nga xam ne dafa nekk suñu diggante Guinée te mu nekk frontière terrestre pare nañ nag Sénégal dara amu fi waaye li ñuy wax ci tubaab ñun dañuy bëgg aar suñu bopp balaa dara di am duñu xaar ba am dara soog a daw fu nekk ñuy daw fu nekk ñuy dikk loolu nag la ñu bëggoon wax ci tënk waaye li bees tey mooy frontière yi nga xam ni dañ ko tëj ak dëkk yi nga xam ni feebar ba dafa am di law jaaxal leen ñu bëgg itam aar Sénégal aar suñu bopp ci feebaru Ebola feebaru Ebola amagul Sénégal ñuy ñaan yàlla mu bañ a dugg Sénégal di ñaan yàlla mu aar nit ñi nga xam ne nu ñu dëkk ci dëkk yi am feebar bi ngir feebar bi jeex ndax feebar boobu day tas dëkk. frontière yi nga xam ne tëj nañ ko rawatina diggante Sénégal ak Guinée lu bari nag dina ci yàqu muy rek ci wàllu njaay mi ak ñiy jënd nangu nañu ko waaye itam dañoo ànd rek ci dogal bi ni mel ndax bile wopp nag faaw rek ñu jël ci suñuy matuwaay ñu ànd ci ak reportage yu Mariama Touré. naka la ñuy fexe ba nga xam ne feebar bi du dugg ci biir Sénégal loolu moo tax ñu tëj frontière bi nga xam ne dafa nekk suñu diggante Guinée. gannaaw bu mu ubbee ay frontière am ci weer yi li ñu génn gouvernement wu Sénégal jëlaat na dogal tëjaat ay frontière am ci digganteem ak Guinée ngir fàggu lii di jàngoro Ebola jaaykat ya fekk baax ca Guinée te nekk fii Sandiniéry xamle nañ ne dogal boobu dina am jeexital ci sénégalais yi. ñu fermé lépp dina manqué comme du ñu arrangé wuñu tamit population bi fii parce que hôtel yi am na ñuy bari avocat banana loko mango lii tout ça ñuy serve fii la ñu koy jëlee léegi nag bu ñëwul du ñu am dara. fruit yi fi doon jógee ñëw fii tamit ñëwatut yenn fruit dañu am nag waaye da jógee Côte d'Ivoire jaar Mali ñëw fi lu doon jaar 600 day dem ba nekk 1000 francs dañ jaar 1000 francs day dem ba nekk 1600 loolu lépp am na ci.
impact bi moom dina am ci consommateurs yi si ñun ñëpp. jëndkat yi donte njortu nañ ak yokkute ci njëg yi xam ne nañ ne wérgu yaram amul njëg. su fekkee ne tëj nañu frontière bi aussi c'est pour la sécurité des gens et la santé des Sénégalais aussi je trouve ça normal mais je trouve que buñ ko tëjee aussi tamit même bu prix yi chéré aussi. la santé n'a pas de prix am nañu habitude di jënd fruit à tout moment mais santé nit ki moo ëpp lu nekk. jaxare boobu lañ nemmeeku ci ñi jënd ak jaayaat ay produits yu jógee Guinée donte nangu nañu dogal bi fësal nañ jaaxital bi mën a am ci seen koom. buñ ko tëjee moom dinay metti si ñun torop ndax ñun moom rek la ñu xam waaw moom rek la ñu tàmm jaay amuñu beneen marchandise bu ñuy jaay bu dul bii waaye comme tamit lii la yàlla def feebar la waaw mënul ñàkk moom ñu tëj ko. bu ñu tëjee frontière bi dina metti ci ñoom metti ci ñun parce que ñoom dañ leen a soxla ñun nit ñu soxla dëgg yàlla waaye nag trouver solution moo gën. jëndkat ak jaaykat boo ko gis-gis ci boobule dogal léegi laaj bi mooy ndax gouvernement Sénégal jël na ay matukaayam ngir taxawu leen ci seen jafe-jafe. cant ak ngërëm ñeel na la Maimouna Touré kon ñu dem nag ca diwaanu Kaolack Parcelles Assainies foofu lay daanaka nag dëkkuwaay la boo xamante ni daf fees delek mbalit mu waa Kaolack am fa la ñu koy yóbbu ñoom ña fa dëkk nag ne sonn nañu tàyyi nañu ci salte ba ñu dëkkal rawatina nawet bi doomu jàngoro gu ne lañ cey jëlee ñu teg ci itam foofu dafa lëndëm ba kaaraange amu fa ñu ànd ci ak reportage yu Mamadou Matassar. askanu Parcelles Assainies nekkee ci commune bu Kaolack di dund jafe-jafe yu jéggi dayo ci jamonoy nawet bi ana lu ko waral nee nañu mbalitu Kaolack yépp ñu ngi koy xëpp ci seen gox bi li ni mel nag tax ndox mi mënatul dem mënatul dikk jural leen coono bu métti. ndaxte fii bu yàggul ñëpp gis nañ ko ci télé yi Mamadou Lamine Loum ministre moo fi ñëwoon def fi campagne waa Omar Youm ne léegi dafay def Kaolack ville propre ñu lancé ko fi mu ñëw bâche fii ci en face terrain basket bi waaye daal lenn la fi def buum mbalit bi yëpp xëppal ñu ko fii fi mu baasoon fa la ko xëpp sëkk lu mu tëdd fii yëpp daal di tooy ndox mi utal si suñu kër yi sonn nañ torop ndox mi salte na am na ay jaan am na ay yeew lépp a ngi ci biir loo yaakaar rek mu ci ndox mi. mbalit mi ñu sotti fii nag fii laa taxaw man maa fi jiitu am naa fi ñaar fukki ak juróom-ñett bi ñu waxee fii nee naa leen yéen a ngi indi problème benn xale du génn benn mag du doxi soxlaam même julli ji jumaa sax daf ñuy tax. beneen jafe-jafe boo xam ne ñoom waa Parcelles Assainies nee nañ nemmeeku nañ ko ci seen gox bi moo di ñàkkum kaaraange te dara waralu ko lu dul lëndëmaay. ak si quartier bi leeru dafa lëndëm électricité amu fi deux beneen affaire tamit am na fi dafa am agression dañoo bëgg ñu dimbale na ci li gën na nag métti ci fii mooy ndox mi dëkk ak ndox neexul ndox day daani kër. askanu Parcelles Assainies nag ne kilifa yu bees yi ngànk mairie ci boppam la ñuy waxal dañoo bëgg ci nu mu gën a gaawee ñu ut saafara ci seen jafe-jafe yi. état moo ñu tooñ ñu ko fi indi Mariama Sarr nag ba mu faloo ba léegi kenn tegu ko bët te ñaxtu nañ ba sonn. Kaolack Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ñu dem Karantamba di dëkk bu nekk ca diwaanu Sédhiou foofu leen nag gannaaw rek ba cour d'appel joxe dëgg benn maire ba xeñ ko ka ca des kañu ko xeñ nag moom nee na daal nangu ko tey nangu ko ëllëg ñu ànd ci ak reportage yu Lamine Bayo. commune bi ñu ne Karantaba nekk bëtu Saloum région Sédhiou askan wi fa nekk daal ñoo jaaxle ndégam maire bu ñu jotoon tabbu nekk coalition Tekki bu ñu ne Sanoussi Dramé yàggul benn bataaxal bu jógee cour d'appel mooy wane que rek moom ndax moom boobu ñu ne amul maanaa dañ ko teg fa ki nga xamante mooy candidat Benno Bokk Yaakaar loolu bu mu ñëwee ñooñ askan yooyu dañoo jaaxle ñeen fu ñu toll nii ñoom seen maire Sanoussi Dramé la. maire bi résultat bu mu am comme ci rajo Karantaba bu ñëpp ci dëkk onze dëkk moo fukk dëkk ak benn moo nekk comité rajo Karantaba ñi defoon élection ñi defoon wote bi comité rajo Karantaba ñoo ñëpp xam nañu ne Sanoussi Dramé moo kañ demoon nañu wote Karantaba ñu ne comité préfet bi mu ne Sanoussi moo kañ léegi lan mooy tax beneen parti yoo xam ne dañuy dox bu ko yàqu résultat boobu. ñu ne ñoom fu ñu toll nii duñu bàyyi seen loxo duñ toog seetaan mbir mi dañoo yëkkati beneen bataaxal yónnee ko fu ñu ne cour suprême. waaw maire kii Sanoussi Dramé mooy maire commune de Karantaba kenn mënu koo dindi foofu en tant bu clair boo xam ne kayit bu leer
mooy jógee ci gouvernement Sénégal mooy jógee ministre de l'Intérieur mooy jógee ministre gouverneur de Sédhiou mooy jógee préfet de Sédhiou mooy jógee préfet de Karangab ji budul loolu amul benn wax buy tag maire bi ñu dindi ko fii. fii ba fukk ati. mun nañ fàttali ko rek moom ak ñoom ñëpp ñi nga xamante nekk ci dëkk yee wër commune Karantaba jooju ñëw nañ ko teewe ko xamal ne ko ñu ngi ci ginnaawam te ñu ngi ci ginnaawam suba di xamal ne ñoom fu ñu toll ñoom ñooy maire bi ba fi nga xamante ni daal baax doon na fa benn. Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. ñu dem ca Thiès benn dëkk ñaari gaar kii nga xam ne nag njiit la ci APR ca diwaan ba di Meissa Diouf yëkkati ay kàddu de sàkku ci Idrissa Seck ak maître Abdoulaye Wade ñu bañ a rek xam ba taal bi te jéem a lijjanti ñi faatu woon ca ba ñuy jiite réew mi di rek kii di Balla Gaye ak Khadim Bousso ñu déglu ko moom Meissa Diouf kàddu yu mu yëkkati den ko suñu naataango bi di Ramtoulaye Sarr. li xew université fan yee passé muy alxames ñun ndaw Thiès yi ñu ngi koy métti lu bu baax a baax di ñaan président de la république ne ko nag na jël matuwaay yi war ba ñi nga xam ne ñoo jëf njombe yooyu ñaawteef yooyu ñu jàpp leen teg leen te ci yoon ba bu ëllëgee seen xel du ci xalaat defaat lu mel parce que bakkan la fa foor te kenn du fooye bakkan mais nag ñuy ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moom la yenn politiciens yi def yu mel ni Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade jël deretu étudiants yi bëgg koo toggee seen politique donc loolu ñaan ne Idrissa Seck moom war na leeral d'abord sénégalais yi kan moo rey Balla Gaye ba pare war na aussi leeral sénégalais yi kan moo rey Khadim Bousso Abdoulaye Wade moom kenn waxaalewu ko lu mu gàtt am na ñaar fukki néew yoo xam ne nii mu ngi ci loxoom entre 2000 ak 2014 comme ñoom ñaar ñooñu yaakaar naa ne ñoom waruñu joxe ay leçons kenn Idrissa Seck nag ñëpp xam nañ ko moom nguur la bëgg pare na sax lépp pour am nguur gi ñu koy wax ne ko nguur moom yàllaa koy joxe. ñuy wax nag traque des biens mal acquis loolu dañ ne lafañ ak borom yi mbaam ñooy far Idrissa Seck ak Karim Wade du ñu bett ñoom ñaar ñu ànd parce que ñoom ay délinquants économiques nañ comme ni Karim Wade nekk délinquant économique noonu la Idrissa Seck nekk délinquant économique kon ñoom ñaar bu ñu àndee warut a bett kenn Idrissa Seck moo xool Sénégalais yi bët ak bët ne leen sàcc naa seeni milliards kon moom na leeral nit ñi milliards yooyu mu yor fu mu ko jëlee ba pare avant muy laaj Macky Sall wala keneen fu mu jëlee milliards yooyu kon yaakaar naa ne nag ñu leen di xamal na ne nag waxi Idrissa Seck ak waxi Abdoulaye Wade ak waxi Karim Wade taxut juste bi arrêté. Aminata Touré yoon dina ko toppee daal li mu xaatimoon ci chambre africaine extraordinaire bi xaatim googee mu def ko yoon dina ko ci topp ay avocat yi seen abré ñoom ñoo ko xamle ñu teg ci di sàkku daal ci seen client ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee ñu ànd ci ak reportage yu Seynabou Ndiaye. njombe bi gën a rëy ci Afrique ki ko def mooy Aminata Touré bu ñu sukkandikoo ci kàddub ñiy layool Hissène Habré. lii masul ak ñoome la ñuy gëstu di gëstu ba yëg ni kat nekkete yow kayit bi Aminata Touré yëkkati woon wan ko assemblée. bi ñu gëstoo ba gëstu nekkete kayit bi génne woon ne Alioune Badara Cissé boo ko signé d'après suñu gëstu yëpp loolu ak foo la mooy ndaw see ko defar. Maître Alioune Badara Cissé jamono ja muy nekk jëwriñ du ñu denkoon wàllu bi ci réew moo daal di woon wax Mimi Touré mu daal di signé yooyu les accords waaye nag ñi layool Hissène Habré sàkku nañu ci Alioune Badara Cissé moomee mu leeral mbir mi. moo tax ñu ne Maître Alioune Badara Cissé ci kanamu àdduna bi ci kanamu gor yi ci kanamu Sénégal da ngay war a ñëw leeral mbir mi ndax yaa jël bataaxal signé ko jox ko Mimi Touré madame Touré de la justice ni ko demal toogal ma signeel ma sama place. li mu jëfandikoo li nga xamante ne moo di ay këyit yoo xam ne leerul loole nag tax na ba lii di chambre africaine extraordinaire nekkinam amatul solo ba tax na ñi nga xam ne ñooy layool Hissène Habré leen rek la ñuy sàkku mooy ñu teggi ko loxo ci ni mu gën a gaawee. njublang boobu moo yóbbu kaso Hissène Habré comme njublang moo yóbbu Habré kaso léegi li ñu laaj mooy nañ bàyyi Habré nu mu gën a gaawee tëj chambre africaine ndax njublang moo ko sos dara baaxu fa. yokk ci itam ne dinañu yóbbu kii di Aminata Touré ci yoon. haute cour de justice day waaj am gën xanaa ñu ne danañ taxaw porte plainte ndax haute cour de justice wax ministre boobu nag. ñuy xaarandi mbir moomee fan lay mujjee waaye nag ñiy layool ki fi jiite woon réewu Tchad di jamono ñoom nee nañu duñu dakkal benn yoon xeex bi lee dinañ ko wëyal ndax lii dañu jàpp ni amul fu mu tegu te it fa mu jëm du yoon. gannaaw bi bàkk bi jibee nag dañu daal di soobu ci wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Gomis ñi ngi lay nuyu. Mohamed Bité ñu ngi lay fay.
xibaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak ñaari ndam yi nga xam ne équipe bu Sénégal ci wàllu basket ñoom gaynde yi am nañu ko muy tey ji ci ngoon ñaareelu ndam bi. waaw dëgg la tey ji ñaareelu ndam li sunu gaynde yi nekk ci maanaam waajtaay bi leen waar yóbbu fële fi nga xam ne mooy coupe du monde ci match xarito ak Estonie sunu gaynde yi ñoo mujjee daan sànq rek fukki dégg nga booy xolaat juróom fukki poñ ak maanaam ñeent fukk dégg nga. maanaam ñaata la 74. voilà juróom ñaar fukki poñ ak ñeent. voilà d'accord waaw xam nga victoire bi daf ma neex ba tax na man fu mu nekk nii maa ngi kii. donc nag booy xolaat loolu mooy victoire résultat bi booy xolaat rek 74 à 70 dégg nga la mujjee nekk ci mi-temps boobu nag équipe Estonie bi moo mëne woon 39 à 35 bi mooy ñaareeli victoire ci match xarito yi nga xam ne sunu gaynde yi ñu ngi koy amal dañuy des ba léegi ak sunu gaynde yi ki fi nekkoon ci boppu fédération bu basket di Baba Tandian moom am na yaakaar ci équipe Sénégal bi démb la ko xamle ci maanaam bi ko waa 12e gaynde di jox li nga xam ne mooy raaya ñu déglu Baba Tandian. Sénégal à tout moment mën na fa créer surprise parce que match yi du match championnat pratiquement comme match coupe la raw gàddu la donc il suffit tout simplement que nga nekk dans un jour sans et que Sénégal nekk dans un bon jour donc Sénégal mën na def différence boobu te je pense que je peux faire confiance à Cheikh Sarr parce que gis naa Cheikh Sarr bi ñu demee Bilbao il y a 2 ans dajeeg ñetti équipe espagnole dont benn équipe bi moom pratiquement ossature équipe nationale la woon manqué à peu près quelques pivots gis naa Sénégal dóor Espagne mais match bu métti match bu tàng ba entraîneur bi si boobu sax keroog dafa gedd di dóor tablettam ci suuf te entraîneur boobu moom mooy entraîneur équipe nationale d'Espagne donc ce qui veut dire que équipe Sénégal bi il est capable du meilleur comme du pire. ñu ñëw nag ci wàllu football mu mel ni nag Sénégal Égypte ak 12e gaynde yi nga xam ne nag ñoom itam ñu ngi waajal li nga xam ne rek moom moo di jongante bi. waaw man nag maa ngi door ci wàllu Sénégal Égypte Mouhamadou Biteye yaakaar nga maanaam nga xam ne mooy 50,000 supporters ñëw ci match boobu. waaw xam nga ñun nag dafa am benn mbir boo xam ne moom moo ñuy dal ci wàllu football. léeg-léeg gars yi dinañu mer lool waaye dañoo bëgg équipe bi. waaw te comme fii lañ koy jogante. njort naa ne mën naa am. bon voilà loolu nag la lii waa 12e gaynde bëgg a def ku ci nekk nag yore sifflet ak drapeau vert jaune rouge pour sunu gaynde yi ba ñu mën a daan ñii di waa Égypte. ñu déglu kii di kii njiitu waa 12e gaynde démb kii di Issa Laye Diop. ñun ñu doon préparé pour juróom fukki junni nit yoo xam ne ni dina la jox kenn ku nekk benn drapeau ak benn sifflet président fédération su bëggee wax ministre bi du ñu déggante ndax loolu suñu rôle la juróom fukki junni yooyu dina am ñoo xam ne duñu jóge si stade bi dinañ taxaw yor seen drapeau nekk ci bu yoonu stade bi nekk seen kër supporter Sénégalais yi loolu bi ñu ko lancé nag. waa ANCAF ñoo njëkk a ñëw ànd si ak ñun ci loolu ñoom nee nañ incha allah ànd ci waa ANCAF bu Dakar ak bu Thiès dina ñëw jàppale ci mobilisation bi jàppale ci animation yi ba pare dugal seen loxo ci mbir mi ñu soxla ndax loolu muy 50,000 drapeaux ak 50,000 sifflet yi dafa laaj xaalis moo tax ñun 12e gaynde kenn ku ci nekk joxe na 200 francs pour ñu mën ko boole ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ànd ak waa ANCAF ànd ak waa 12e gaynde ñoo dugal seen loxo pour ñu mën a jënd matériel boobu pour jox ko suñu supporter pour jour boobaa kenn ku ci ñëw ànd ak sa drapeau ak sa sifflet taxaw supporter gaynde yi ci jàmm. lu aju nag ci professeur éducation physique yi dafa mel ni nag ñoom itam ñu ngi ñaxtu daal ngir rek ñu jël leen ci fonction publique bi. waaw xam nga li tax ba ñuy ñaxtu ñoom di professeur d'éducation physique yi moom ñi leen jiitu woon te am seen i lijaasa ba léegi ñoom booy xolaat jëluñu leen ci fonction publique ñoom nag ñu bañ lii leen ñooñu daloon mu dal leen ñu topp ci reportage Ramatoulaye Sarr bu Thiès.
toll nañu ci juróom-benn fukk professeur éducation physique yoo xamante ni nag génn nañu ci seen tàggat gannaaw ñaari at ci centre national d'éducation physique et sportive bu Thiès. ñii nag seen liggéey dina aju ci tàggat xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci école yeeg lycée yi. nguuru Sénégal gannaaw ba mu subventionné nag seen formation ci xaaj bi tey jii war na leen dugal ci fonction publique waaye lu ni mel doon na lu xaw a lëndëm ci seen bopp bu ñu xamee jafe-jafe yi nga xamante ni ñi leen jiitu woon amoon nañ ko fii. tàngoon na lool pendant 2 ans ñu nekk fi di jàng mu metti lool mais ñuy muñ ba loolu sotti kon tey jii loolu sotti na am nañ suñuy lijaasa lu ñuy ñaan rek mooy nguur gi mu gëstuñu recruter ñu parce que ñoom ñoo ñu may loolu opportunité boobu ñu def formation bi def concours réussir ko ñëw def formation bi kon bu ñu paree dañoo war a recruter kon loolu ñu ngi ciy ñaax ndax lu tax ma wax ko juróom fukki ak juróomi professeurs yoo xamante ne ñoom ñoo njëkk génn daaw ba ren may wax yow nii kenn jëlu leen kon day war ñun ñi nga xamante ne ñooy génn ñu toll ci juróom benn fukk ak benn muy 61 professeurs yu génn nii ñun ñëpp damay ñaan nguur gi gëstuñu ndax dafa am maanaam manque criard de professeur maanaam école bi soxla nañu te nit ñu tàggatee pare nañu pour jàppale suñuy réew pare nañu pour jàppale suñuy rakk. di ñaan état bi mu gëstuñu li nga xamante mooy décret bi ñu signé ko ndax yàgg na trop boobu léegi ñu ngi xaar. syndicat yi wax nañu ñun ñi daaw gis ngeen sunu mouvement yi kon daal ñu ngi ñaan daal état bi gëstuñu parce que daal soxla nañu. gannaaw ba mu ñëwee nag teewal fii kile di jëwriñ gi ñu dénk wàll moom Ibrahima Ndaw directeur de cabinet am na lu mu xamle ci décret gi nga xamante ni mooy tax ba ñiile de ñu mën leen a dugal ci fonction publique. def nañ projet de décret bi circularisé nañ ko léegi daal mi ngi ci en fin de parcours si je peux m'expliquer ainsi. donc xam nga état bi noonu lay defee suñu defee benn décret dañuy def projet bi def ko ci ministère yëpp ministère bu nekk def ci observation yooyu def nañ ko ñi ci war a liggéey ñu ngi ciy liggéey am nañ yaakaar ne dootul yàgg daal loolu am solution. benn bunt tëju na geneen bunt ubbeeku ci professeur d'éducation physique yi nga xamante ni nag tey jii nguuru Sénégal rek la ñuy xaar ngir ñoom tamit ñu mën a dugg ci fonction publique bi te am liggéey ni ñëpp. jërëjëf Ramatoulaye Sarr jërëjëf Mouhamadou Biteye di leen di gërëm di leen di sant looloo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis ci yow nag tey jii ci la ñuy jaar ci si wàllu tàggat yaram ngir dem biti réew dalal Angel Mendy mu jox ñu xibaar yi fa jot a ruusandi. xibaari bitim réew dañ koy door rek jàngoro Ebola kii di docteur David Nabarro mi yor wàllum jokkaloo ca ONU mu ngi wër di seeti dëkk yi nga xam ne am nañu jàngoroy Ebola ca Afrique sowu jant ngir mën a dakkal feebar boobu di law bu ñu sukkandikoo ci OMS Ebola faat na lu toll ci 1,340 doomu aadama ca Libéria Guinée ak Sierra Leone lu toll ci 13 doomu aadama faatu nañu ñiy lam-lamee ne Ebola moo leen rey dëkk yu bari tëj seeni frontière lu ci mel ni Sénégal ñaari doomu Amérique yi amee woon jàngoroy Ebola faj nañ leen ba ñu wér ak sérum bi ñu duppee Zemap ca tugal lu toll ci 40 chrétien agsi nañ tey ji ca Paris bàyyeekoo ca Kurdistan nekk ca réewum Irak ngir mën a rëcc waay fipp jullit ya nekk ca dëkk ba kuréel gi di Nations Unies xayma na lu toll ci 700,000 ay daw làkku chrétien l'armée kurde ba lëkkaloog l'armée bu Irak taxawu nañu ngir fayu ci bépp fipp ba jëm ci ñoom ba tax na dëkk yi di France Allemagne ak Italie yónnee nañu ay armes ngir ñu mën a fexeel yooyu waay fipp jullit ñu jeexaleek l'armée Israël bi songu réewum Gaza ci gàttal 4 doomu Palestine ñàkk nañ ci seen bakken ñii di waa Hamas ne dinañ fayu gannaaw ba ñu faatee 3 ci seeni njiit yooyu la song nag waa Israël amal nañ ko ngir néewal doole waa Hamas lu toll ci 200 doomu Palestine faatu nañu bi xeex boobu tàmbaleek léegi juróom-benn fukk ak juróomi doomu Israël faatu ci réewum France Grande-Bretagne ak Allemagne di waajal saytu mbootaay bi di ONU ngir ñu mën a wéer ngànnaay yi.
jërëjëf Angel Mendy mbokk yi doon ànd ak seen télévision Walfadjri fii la ñoom ak yéen ci liñ leen doon indil ci xibaar ci juróom-ñaari waxtu yi ci ngoon di leen ñaanal mucc gu sax te ànd ak wér yàlla tuur ko ci askanu sunu gaalas bu 20h jotee di juróom-ñetti waxtu ci guddi gi soxna Ndeye Aram Ndiaye Dieye moom ay wuuti ci doog bi jox leen xibaar ci kàllaamay tubaab asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.